coronavirus oblige moo waral tey ñu seet si ki nga xam ni moom mooy professeur Sow mu nar a waxtaan ak yéen ci lépp loo xam ne rek si méthode de transmission bu gën a gaaw ci virus bi ci am virus bi war a transmettre virus bi keneen ki nga xam ne amu ko ban mooy méthode de contamination bi gën a gaaw ak itam li nga xam ni moom mooy cadavre yi nga xam ni nit ki bu ko virus bi reyee parce que liñ ciy wax bëri na nee neen risque de contamination bi foofu dafa bëri ndax ki nga xam ni moom dee na ndax virus bi dañ koy mën a suul noonu famille am duñ ko mën a gis parce que dañuy bañ contamination lépp loo xam ne rek jëm na ci méthode de contamination bi professeur Sow dinañu ci indil ay leeral professeur ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf maa ngi nuyu seen auditeurs yi ak téléspectateurs yi man la Ahmed Iyane Sow lañ may woowee médecin la ma def spécialisation bactériologie ak virologie yàlla def na tey fi ñu toll maa koy jàngale ak samay yeneen naataango fële ci université Cheikh Anta Diop je suis le chef de service du laboratoire de bactériologie virologie médicale. D'accord professeur fan yi coow li bëri na te coow li lenn kese la vaccin bi war nañ def vaccin test bi ñu bëgg ko def Afrique. waaw bu ñu fàttali mooy vaccin lu muy jëriñ mooy tàggat yaram mi ba nga xam ne bu feebar bi ñëwee dina ko mën dékku yàlla dafa def ci organisme nit ak sax bu bàyyi ma mu am ay soldats yu fa ne soldats yooyu ay cellules lañu lépp lu dugg ci biir yaramu nit te bokk fa soldats yooyu dañ lay song nemmee ko bu fekkee ni bokkuloo fa ñu xeex ak yow buñ la gañee feebar du am boo gañee bu fekkee ne doomu jàngoro bi gañee ci la feebar di judd léegi nag vaccin yi biñ ko nemmeekoo mooy dañuy jël doomu jàngoro boo xam ne dañ ko traité ba du mën joxe feebar waaye dina am ci doomu jàngoro bi loo xam ni antigène lañ koy tuddee ba tax soldat yooyu mën ko xàmmee donc boo jëlee doomu jàngoro bu ñu traité mënul joxe feebar nga dugal ci yaram nit yaram bi day réagir comme bu fekkoon doomu jàngoro la mais nag garder en mémoire doomu jàngoro boobu ba bu ñëwee nekk doomu jàngoro bu mën joxe feebar réaction bi day gaaw ba pare réaction bu forte lay doon pour ñu mën xeex ak moom léegi vaccin bi ñuy wax moo tudd BCG BCG ñàkk la boo xam ni xale bu juddu war nañ ko defal loolu obligation la ci suñu réew yi bon ci Europe nag ñoom yëkkati woon nañu obligation boobu mais vaccin la boo xam ni day protéger nit ñi ci tuberculose mooy feebaru saqat mais ñiy seetlu wala ñiy gëstu dañu seetlu woon ni dina protéger tuberculose waaye dina protéger itam yeneen feebar yoo xam ne feebaru dënn la feebaru xëtër muy maladie respiratoire te comme dañu gis ni coronavirus bi maladie respiratoire lay joxe am ñu proposé ni est-ce que duñu seet ndax itam BCG du protéger contre coronavirus loolu moo jur idée bi léegi nag ñu bëgg ko def ay test dinañ seet ba xam lu ñuy parce que science noonu lay doxee dañu poser ay hypothèses jëm ko vérifier après ñu am ay résultats appliqué ko donc ci loolu la ay réew d'accord pour def ko fële ci Europe Hollande Australie aussi jël nañu me semble que Espagne wax nañu dañu def ak France mais yu mel noonu essai yooyu pour nga def ko plus nit ñi gën bare plus muy am force plus réew yi gën a bare aussi plus muy gën a am force am nag ñu propose ni il faut pas ñu yem Europe nañ seet aussi Afrique surtout que dafa am ñu xalaat ni Afrique lu tax bareegu fi feebar bi xëy na loolu la BCG bi nga xam ne presque ñëpp def nañ ko xëy na moo protégé waa Afrique ba feebar bi bareegu fi loolu aussi ay hypothèse la rek yoo xam ne lu ñu war vérifier léegi nag problème bi mooy dafa am ñeneen ñu si dugal seen wax ba wax si wax yoo xam ni nit ñi mën ñu ko rafetlu looloo jur réaction bi tax Afrique ak africains yi taxaw
bon génne nañ si aussi ay wax yoo xam ni. nañ ko njëkkee Afrique bi surtout moo dérangé li nga xam ne mooy africain yi parce que population bi là-bas elle est nombreuse nañ ko njëkkee Afrique comme ni ñu defoon bi ñuy ni ñu defoon ci Sida ak yeneen loolu moo dérangé africain yi. waaw wax ji man déglu naa ko ki ko wax man gëwuma ni sax am na tout dara ci spécialité ci affaire boobu dafa mel ne médecin généraliste la boo xam ni dañ ko woo ci plateau télé muy wax ba wax loolu. mais il faut ñu xam ni essai yu mel noonu pour ñu def ko dafa am yoon wu mu war jaar bi si giitu moo di ni kenn mënul def essai ci benn réew te autorité yi nañ ci réew ma joxewuñu seen autorisation te ñoom it autorisation bi pour ñu joxe ko dañ koy jaarale ci benn comité bu ñu tuddee comité d'éthique. comité d'éthique képp kuy def ñun ñi nekk fii ci réew mi ak ñu jógee bitim réew normalement ku fi ñëw comité d'éthique war nga ko jox dans le détail sa protocole lan nga bëgg def ci ñan nga ko bëgg def moom it mu xayma ko xool ndax li nga bëgg def mën nañ ko nangu wala mën ñu ko nangu est-ce que du am jeexital du lor ñu ngi koy defal wala déet avant ñu jox la autorisation. D'accord. Comité d'éthique bi ñan ñoo ko composé. comité d'éthique man bi ma si xam surtout mooy bi ne ministère de la santé ñoom ay ñu jàng affaire recherche la ak science te am nañu possibilité aussi seet domaine bu ne ñekk gën jàng ci réew mi ñu jox leen dossier bi ni leen xoolal leen ba xam lii mën nañ ko nangu wala déet mais c'est sous l'autorité du ministre de la santé. D'accord. Mais fi mu nekk ni Afrique yëgoo leen kenn koo xam ne rek d'accord na pour ñu def test yi ci population. waaw am na yi ñu gis rek ci presse bi gisoon naa ni RDC am na ku fa déclaré woon kooku xaw ma sax lan la xaw ma ndax gëwma ni ministre bi la mais ku déclaré woon ni dinañ ko nangu après mu defaat beneen audio wala vidéo ni en tout cas duñ ko nangu n'importe comment donc xam naa wax ji jóg nii tax na ba ñu bare dinañu teyaat tuuti ci mbir mi beneen lu ma si dolli mooy képp ku ñu dugal ci études yooyu day fekk yaa ko nangul sa bopp volontariat la war doon. dëkk bu ñu ci dugal. même bu ñu duggee ba ci dëkk ba mënuñu ñëw rek ni dañu ramasse nit ñi defal leen ay test comme ça te neexu leen. non ñi ñuy defal test ngay bëgg a wax. non ñi ñuy defal essai yi. essai yi ñi ñu koy essai defal yi nit ñi ñoom ñooy nangu. ñooy nangu signé ni ñoom expliqué nañ leen parce que dañ leen war expliqué nan lay demee expliqué leen incident yi ci mën a am ba ñu comprendre signé ni expliqué nañ ma d'accord naa moo tax ma signé. D'accord. Maanaam tey jii pour nit ñi mën a comprendre sénégalais boo xam ni exemple comme c'est pas le cas mais bu Sénégal nangu woon def test sénégalais boo xam ni jël nañ ko rek pour mu def test day fekk yow la neex. waaw loolu moom démarche normale mooy loolu. ku ne nag ak sa motivation dégg naa en France médecins yi nga xam ne ñooy recevoir maladie ñoom ñoo jëkk nangu parce que ñoom dañu jàpp ni avantage la pour ñoom comme dañu exposé wu bu fekkee ne li ñu xalaat am na moom dina leen protéger loolu tax ñu nangu médecins yooyu foofu am na ñoo xam ni dañ leen di fay moo tax ñuy nangu am na ñoo xam ni dañuy am parents yoo xam ni am nañu telle maladie ñu ni vraiment bëgg nañu faire avancer la science ñu nangu donc ku nekk ak sa motivation mais daal da nga war signer individuellement ni d'accord naa ñu soog ko mën def ba pare dañ la war suivre ñoom it jël engagement ni lépp lu ci am comme incident wala luy lore ñoom dinañ taxawu la ba faj la. D'accord. Mais ñun est-ce que proposé gum nañ ñu pour def test yi. loolu moom wóoruma wax dëgg yàlla. parce que waaw neewuma ci fa ñuy jëlee décision yi donc xaw ma ndax propose nañ ñu wala déet. D'accord. Traitement chloroquine bi tamit bi ñu ko commencé wax version yi bëri na mais dafa mel ni moom am na efficacité mën nañ téye ci loolu. waaw chloroquine bi aussi juróon na ay wax mais dafa fekk ni ñu bari xamuñu ko waaye garab surtout ci doomu jàngoro yi dañu wuute am na virus comme coronavirus am na parasite comme ñuy joxe sibiru am na ay bactéries lenn ci liy faj bactérie mën na faj parasite lenn luy faj parasite comme chloroquine fii gis nañ ni am na ay activité am na jeexital ci coronavirus te loolu bañ ko nemmee ko du léegi parce que coronavirus comme ni ma koy waxee du fin 2019 lañ ko xam coronavirus famille la bu yàgg boo am ay doom am na ci benn doom bu ay doom yu ñu
nemmeeku woon ci 2003 ñoo joxe woon maladie bu ñu tuddee SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, fële ci Asie ray fa ñu bare. ñi doon gëstu nag doon nañu seet lan la moo ko mën faj ba ñu gisoon ni chloroquine ak dérivé yi am nañu au laboratoire ay jeexital ci coronavirus. Bon après ñu tegoon ko ci suuf parce que SRAS boobu dafa wàññi ko woon. léegi bi feebar bi tàmbalee am ñu jógaat ni ñun fàttaliku nañu telle étude wane woon na ni chloroquine am na action ci coronavirus, donc nañ ko xool comme ñëpp dañ taxaw ni amul lu koy faj. donc loolu moo jur début utilisation chloroquine ci feebar bi te ñi ko def gis nañ ni am na jeexital ci bu baax ci ñu ngi koy faj ñuy wér wala duñu def forme yu grave. mais wax ji ca France la surtout dañ ni garab boo koy soog a jëfandikoo war nga ko jaarale ci benn yoon boo xam ne da ngay def ay essai jël ñoo xam ni da nga leen koy jox ak ñoo xam ne doo leen ko jox nga xool ndax am na jeexital ci ñoom, est-ce que amul ay effets secondaires yu leen di sonal wala yu demee noonu. mais man li ma ci wax rek mooy chloroquine du garab bu bees, garab bu ñu xam la, xam nañu ndax am na effet secondaire wala amu ko ak yan effet secondaire la am. donc bu fekkee ne nit ñaa ngi faatu ñuy gis ay centaines de personnes par bés ñuy gaañu, waruñu toog di xaar ay essais yoo xam ne xamuñu kañ lay pare. donc man d'accord naa ak ñi nga xam ni ñoom dañ koy jëfandikoo ba essais yi pare, bu essais yi pare. mais daal am na ñu koy jëfandikoo ca France ci États-Unis koy jëfandikoo te ñi koy jëfandikoo am nañ ci résultat yu leen neex. professeur, virus bi li ne day nekk ci air bi tamit loolu tamit mën naa ne et puis ñaata temps lay def bu nekkee ni day dund ci air. xam nga virus particularité développé wu lu dul ci biir cellule ñun ñi nga xam ne dañu def ay culture sax dañuy wax étudiants yi ni leen bu ngeen jëlee milliers de culture boo xam ne amul cellule virus bi du ci dund bay jur. mais mën nañ ko paasante mu jóge ci nit dem ci nit te loolu li koy waral mooy nga wax walla nga tisooli walla nga saqat am lu génn ci yow gouttelette yooyu dem ci ki janoog yow. moo tax ñuy wax ni ñu jël 1 mètre ndax bu dee jël nga 1 mètre bu génnee day wadd ci suuf te virus dafa sensible ci li ñuy wax dessiccation maanaam li wadd ci suuf noonu bu woowee rek virus bi moom jeexal na si dootul mën def. moo tax ñuy wax ni il faut ñu jël ay gestes barrières pour que nit ak nit bañ ko wàllante. virus mën na ne ci biti, am na virus yoo xam ni sax dañuy résistant nekk ci biti, nekk ci ay égout ak yu demee noonu comme virus yu joxe poliomyélite. mais virus bii dafa nekk virus boo xam ni dafa nekk virus enveloppé te virus enveloppé yi nga xam ne dañoo am enveloppe ñoo gën a fragile à l'extérieur. mën nañu fi ne duñu joxe feebar duñu dund mais tant que dugguñu ci biir cellules yi duñu mën développer yu jur ay doom ba mën joxe feebar ci biir nit ñi. ban moyen moo gën a gaaw ci contamination bi, genre nga tichal yi wala nga nuyu nit ki naka nga ko mën joxee keneen wala salive kese lay. waaw am na ñaari moyen mu génn ci nit balaa muy dee mu yegg ci keneen te loolu moo tax ñu gis lu bare yenn médecins yi ñu am feebar bi parce que dañuy janoog nit ki jege ko trop di wax ak moom kooku di wax di ko tontu bu ñu jëlul matukaay yi ci war yëpp mën na am ñu feebar. ci bu dul loolu nit ki ci boppam ay loxoom laal loo xam ni am na virus bi mu jox ko boppam. parce que nit xam nga mënul toog te du laal kanamam du laal bëtam du laal bakkanam wala du laal gémmiñam donc ci anam yooyu daal dañ gën nemmeeku ni mën nañ ci def contamination. du salive rek loxo ak kanam loxo ak bët mën na ko. ñi nga xam ne dañoo amoon virus bi ñu wér est-ce que ñooñu mën nañ amaat contamination ak est-ce que dina gaaw. waaw maa ngi wax ni feebar bi liñ ci xamul moo ëpp liñ ci xam am na ay constats yu bare yu nit ñi def mais il faut ñu am recul bu doy jël constats yooyu yëpp dagale leen analyser leen pour mën wax ni effectivement nii la demee woon.
li ñu seetlu mooy ñu ëpp ci ñi feebaroon en tout cas li ñu gisagum bien que amaguñu recul bi feebar bi dalaatu leen mais wax nañ fee ca Chine nemmeeku na ni quand même am na ay quelques nombre de personnes yoo xam ne dañu wéroon mais feebar bi dalaat leen donc ça veut dire que mën na am. dinañ dégg aussi ñi nga xam ni dañ naan porteur de virus nen mais duñu wàlle mën na dugg ci ñoom sax ba génn mais kenn du ko xam. loolu la ñuy wax porteur asymptomatique. loolu lu ñu xam la ci virologie am na virus yoo xam ni mën na dugg ci nit du virus rek sax bactéries ak yooyu yëpp doomu jàngoro mën na dugg ci nit ki xeex ak moom ba jaare fa du wér mais virus bi day mën na multiplier wu ci biir organe bi mu génn ci nit ñi ñu jox ko keneen te ki ko joxe feebaru loolu lu mën nekk la waaw moom la ñu tuddee porteur asymptomatique mën na évoluer jëm feebar wala mu évoluer jëm ci wér mais lu ëpp ci virus yi feebar yi ñuy joxe feebar yu minime la wala yu dul feeñ. ki nga xam ni nag moom dafa am mais du joxe loolu tamit am na ki nga xam ni moom def nañ test yi xam nañ ni que dafa am corona mais du mënul wàll kenn. bon mënul wàll kenn c'est peut-être trop dire wàllul kenn mën naa ko comprendre effectivement bu ñu jëlee yenn mesures yi protection nee nañu ki fi jëkk ñëw indi fi feebar bi wàllul kenn parce que moom dès que mu commencé ko nemmeeku dafa jël ay mesures am ber waa këram commencé sol ay masque am ba wàllu ko kenn le temps que ñu jël si ko ba faj ko. période d'incubation bi aussi mënoo ci wàll nit. période d'incubation bi mooy période bi nga xam ni nit ki virus baa ngi ci biiram te feeñalagul ay feebar te loolu li ko waral mooy virus bi day jël temps pour adapté wu jël temps pour multiplier wu bu multiplier wu virus yu bees yi ñooy génn donc période boobu mën nañu comprendre ni xëy na contamination bi même buy am du bëri lool. gis nañ aussi li nga xam ni moom mooy ñi nga xam ni ay cadavre nañ maanaam ñoo xam ni corona bi ay néew yoo xam ni corona bi moo leen rey mais est-ce que néew yooyu dinañ transmettre feebar bi. waaw nee na feebar bi boo laalee fu ko am mën na la ko transmettre donc bu fekkee ñoom loolu moo leen rey ça veut dire que virus bi développé na ci seen biir ba bare si ba yóbbaale leen donc am nañu virus ci seen biir. donc boo laalee lu génn ci ñoom te mu am virus bi effectivement mën na la contaminer. d'accord dem nañ si sax ba wax sànq maa la koy wax ñi nga xam ni virus bi moo leen rey seen famille sax duñu leen gis duñu bëgg seen famille gis leen ndax transmission boobu. waaw xam nga aar ñuy dund moo gën nekk farata leneen dem xooli néew xaw ma bon c'est socialement lu ñu nangu peut-être dina calmer nit ñi mais buñ ko gam-gamlee ak risque bi ñu nar a jël. pour ñu contaminer leen bañ ko def moo gën. d'accord wax nañ aussi ni que ki nga xam ni corona bi mooy néew bi moom moo ko rey buñ koy suul duñ ko mën a suul noonu ci suuf si parce que dañuy bañ contamination bi soit mooy comme ñi waa Espagne di def soit ñu lakk soit ñu def la ci caisse hermétique. waaw loolu nag moom dina jafe ma wax si parce que relation disons pas relation mais nit ñi ni ñu tàmm di defee xëy na ñoom. xam nga ñoom dañuy suul néew ci ay kees ñi nga xam ni yeneen religion yi yeneen religion di suul néew directement bon préconisation yi ma dégg ñu koy wax mooy surtout emballé leen ci ay sachet yoo xam ne c'est hermétique ba dara du génn mais comme ni ma la waxee comme virus bi moom ñemewul dessiccation ñemewul tàngoor bu ñu leen dugalee ci bàmmeel ragal naa ni dinañu dee foofu. d'accord fu mu toll nii ñu ngi ci cas communautaire yi cas communautaire yi normalement kañ nga yaakaar ni la war a mën a jeex ak naka la war a mën a jeexee. kañ lay jeex nan lay jeexe loolu aussi dina jafe ma tontu si li ñu bëgg daal mooy nit ñi xam ni feebar bi du feebar bu ñu inventé feebar bu am la. ku xool ci yeneen réew yi nga xam ni bis bu ne ñu lay wax ni téeméeri nit faatu nañ ci moo war wane ni waruñu li ñuy wax daal dormir sur nos lauriers
gis ni peut-être cas yi ñu ngi wàññeeku wala amaguñu cas grave peut-être que yeggaguñu fi ñeneen ñi yegg yàlla ñu yàlla musal ba ñu fa yegg mais jël suñu ay matukaay ba bañ fa yegg mooy li gën maintenant kañ lay ñëw ak loolu moom vraiment gëwma ni sax am na ko nga xam. mais communautaire naka la mën a jeexee. c'est-à-dire que fi ñu toll nii li si kumpa bi mooy koo xam ne xamoo kan moo ko wàll xamoo kan la wàll loolu kenn mënu si wax lu bari lu dul di surveiller ba gis ba xam kiñ si jot a gis bu fekkee xayrun bu wérul aussi feebar nañ ñu faj ko comme gis nañ ko di seet nag ñeneen ñi parce que dinañ leen mën gis parce que koo xamul kan moo ko wàll ak kan la wàll lu jafe la loolu tax ñu war góorgóorlu ba fexe daal ba acte barrière yi ñuy wax ñu jëfandikoo ko ba wàllante bi wàññeeku wala mu dakk xam nga affaire néew yi bu ñuy suul néew du benn nit rek moo koy dugal ci kàmb gi ñaar ba ñett wala sax lu ko ëpp mën nañ ko jàppandoo génn ko ci kees gu mu ne dugal ko booba temps bu ñu deful attention ñooñu koy dugal mën nañu laal ci yaramu néew bi fu am virus mu wàll leen te ñooñu bu ñu génnee duñu xam ni wàll nañ leen ñu wàll ñeneen affaire bi law ba defaat beneen flambe donc loolu tax ñuy ñaan ñu jël précaution yi vraiment pour éviter wàllante bi